waaw salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum presse bi yëpp ñoo ngi leen di nuyu man la Michael Gueye nekkoon cheminot fii si chemin de fer ci jamonoy Transrail maa ngi ànd ak Birago Traoré ak Modou Gueye moom nekkoon surveillant général man ak Birago nekkoon ci voie bi mooy waa DIF voilà tey nag dañ leen woo pour def benn point de presse boo xam ni pour relancer waat suñu problème bi xam ni moo ñu amoon moom la ñu amoon ak Jaber xawat na Transrail def ñu defaloon contrat boo xam ni daf ñu defaloon contrat 2012 2013 contrat de 1 an bi jeex ñu defal ñu contrat de 2 ans encore du 2012 2013 2014 2015 contrat bi jeex na le 31 mai 2015 ba léegi ñun ñuy wax ak yow ñoo ngi toog di xaar parce que 271 éléments la ñu woon jël nañ ci nag 150 personnes 150 personnes yi dañoo jël 75 ci surveillance générale jël 75 ci waa DIF mooy ñu nekkoon ci raay bi le reste ba léegi ñoo ngi toog di xaar depuis le 31 mai 2015 yuuxu nañ fu ne jooy nañ fu ne ku ne toog nañu moom wax ak ñoom te boobu état bi moo bëggoon jëlaat kër gi parce que boobu bëggoon na résilier contrat wu Jaber bi fi nekkoon jëlaat kër gi bi mu jëlee kër gi nag ñun ñoo ànd ak moom avant muy jël kër gi ñu ànd ak moom di xeex ànd ak le secrétaire général Mame Mbaye Tounkara mooy syndicat Sudrail bi xam ne mooy syndicat majorité bi ci jamono boobu ñu nekk fi di liggéey di ànd ak moom rien que pour lan état bi jëlaat kër gi tey mu nekk patrimoine national ci loolu ci la nag directeur bi fi nekkoon mooy Jaber Nde comme yéen état bi ngeen di jàppale ñun duñu leen jël dàq ñu teg ñu fële jël ay mbokkam jël ay nitam du suñu yaafus moo ñu génnee si biti du suñu ñàkk xam moo ñu génnee fii dañu àndaloon état parce que état moom lu mu dugg rek bëgg nañ ko si jàppale ko nag bu ñu koy jàppale moo ñu ànd ak moo ñu génnee si biti depuis le 31 mai ba léegi ñun ñoo ngi toog di xaar yaa ma dégg suñu toogaay bii est-ce que xam nga ne 5 personnes génn nañu àdduna suñu toogaay bii nii 5 personnes génn nañ àdduna suñu toogaay bii lan moo ko waral xam nga la parce que da nga daan am imputation dem di faju si hôpital yi gën a mag si biir Thiès di faju mais yow arrêté nañ la liggéeyatoo mënatoo faju loolu moo leen yóbbu tey ji ñu ngi leen di jaale seen i mbokk metti na ba fu metti yam lu ne def nañ ko fu ne yuuxoon nañ ko occasion la nag mooy ñu yuuxuwaat wax président de la république comme yow da nga bëgg a jàppale say jeune réew kon nag ñoo ngi lay tàllalaat loxo ci problème chemin de fer bii nga tegaat si sa loxo fexewaat bi kii fi nekk mooy Kimilou Touré mooy suñu directeur nga jox ko moyens yoo xamante ni moyens yooyu dina tax tey ñu mën a liggéeyaat kër gi parce que chemin de fer bii doxatul bientôt mot 4 ans yoo xam ne très dawatul doo dégg saxaar gu jóge sax Dakar naan day dem Bamako wala mu dem Tambacounda lu ko waral mooy raay bi yàqu na yàqu boo xamante ni dama bëgg ñu investir ci raay bi parce que tey soo jëndee ay machine teg ko ci gaar yi da gaare ko da ngay toog di xaaral raay bi baax fu may waxee mooy nañu gën a fexe ñu jëlaat ay nit yoo xam ne tey ñoo fi nekkoon amoon fi contrat intégré leen parce que tey ñun suñu droit moom mooy lan liggéeyaloon nañu contrat de 3 ans yoo xam ne arrêt amul benn arrêt contrat bi jeex na kon nañu bëgg ñu intégré ñu parce que loolu mooy suñu droit boo xam ne suñu problème yëg na ko parce que le secrétaire général moo ngi gisanteeg moom même ñun si sax am na suñu benn membre boo xam ne daje na ak moom ci benn station daje ak moom waxtaan ak moom ci lu xóot ci suñu problème mais da ko ne le secrétaire général wax na ma seen problème maa ngi def ay jéego pour xool nu ma leen intégré te loolu mu waxoon am na ministre bi fi njëkkoon wax lu mel noonu mooy Abdou Ndéné Sall parce que ñun bi ñu avant ñu arrêté daf ñu waxoon ne yéen doo leen arrêté bi ñu arrêté dem toogaat ak moom tey dafa ne leen même état bu ñëwaatee dinañ leen jël te boobu ba léegi mot na 7 ans ñoo ngi toog di xaar loolu dafa metti te dafa yàgg. gis nañ yeneen kilifa Thiès yoo xam ne dox nañu ci contentieux yenn yi ba président réglé na ko xanaa kilifa Thiès yooyu yëguñu seen problème ministre yi fi nekk député ak DG PCA yi dëkk Thiès. amul kenn ku xam ne autorité nga damuy yeewoo Thiès te xamoo suñu problème bi. même ñaari ministres yi Thiès am yëg nañu. xam nañ ko parce que ñun Abdou Mbow ñëw na fii direction seeti seminaux yi xam na problème bi parce que ànd na ak ñun suñu secrétaire général dox ci mbir mi parce que boobu ñoom ñoo bëggoon récupérer waat kër gi kon ñoom xam nañ lu fi nekk. léegi lan ngeen wax président Macky Sall par rapport ak seen situation ak ñaata ngeen nga fàttali actuellement. ñun 271 personnes la ñu woon jël nañ ci nag 150 personnes 150 yi dañoo jël waa raay bi 75 jël waa surveillance générale 75 le reste ñoo ngi toog di xaar ñooñu nag ay borom kër lañ ay njaboot lañ metti na si ñoom. def na 121 te 121 yooyu am na 5 morts. mu des léegi 116. 116 presque léegi nag ñooñu dañ leen intégré parce que ñooñu duñ leen formé waat parce que xam nañ raay bi tey koo si affecté tey kee ngi ne wala feneen day dox ndànk dem dox loolu yaa ma dégg kon nag kooku du ku ñuy formé
tey nii surveillant général kii xam ne Modou Gueye nekkoon surveillant général am na ñoo xam ne ay collègue am la ñoon dañ daan jëlee saxaar lu mel ni Bel-Air ba Dakar ba fële ba kii doon ko wax Kidira te benn nit lay doon moo doon convoyé saxaar bi te pourtant mécanicien day jëlee saxaar Dakar ñëw wàcc Guinguinéo keneen jëlee Guinguinéo ñëw wàcc Tamba keneen jëlee Tamba wàcc Kidira te benn nit moo daan convoyé saxaar boobu suivant surveillance yi par lan manque d'effectif loolu dafa metti raay bi amatul liggéey fépp fu 20 personnes nekkoon léegi 5 personnes ñoo fa nekk wala 7 du district Thiès du district Dakar du Tamba du feneen. tey difficulté lu ngeen ko dundee ak seen njaboot. metti na ba fu metti yam est-ce que xam nga ne ñun suñu biir am na sëy yoo xam ne sax am na ay problème sëy yu metti yoo xam ne tey ñun ñoo si doon doxaat pour affaire bi mën a régler parce que nag dëgg-dëgg loo daan mënal sa jabar mënal too ko tey am na nu muy demee bu gàttee xel rek mën na leen di ay problème te loolu nag suñu gars yi am na ñoo xam ne ñu ngi koy dund te metti na suñu jabar yi nag dañoo sonn muñal nañu ba fu muñal yem. da ngeen jàpp ne syndicat yi taxawuñu leen. seen taxawaay dafa des syndicat yi seen taxawaay dafa des parce que tamit mënoo nekk ak yow ay nit yoo xam ne ay gor lañu ànd ak yow barki démb ak démb di xeex ñu lu ñu waraloo ak ñoom def nañ ko mooy mosuñoo fee porter benn combat te gestuñu yem ci CDD yi CDD yi ñoo ngi leen taxaw guddi di leen taxaw bëccëg keroog bi fi central syndicat bi di ñëw fii Thiès Cheikh Diop CNTS FC bi muy ñëw Thiès fii waa direction bi ne du dugg Thiès man Mikaël maa taxaw ci bunt day dugg far fos ñu toj sama gémmiñ xëy suba porté ma plainte tey bul woon dama am ay témoins dañ may dóor ci kaso bi fàtte ma mais dama la bëgg a xamal ne la ñun ay gor lañ tey gor lañ ko sekkaloon waaye dañoo dem ba ci biir nag gis gor yooyu nag dañoo dellu ginnaaw ci mbir mi tax xamuñu la moo tax ñu dellu ginnaaw ci mbir mi yoon la nag ñu wax. mais ñooñu ngay wax yenn syndicalistes yooyu ñu si bare direction bu bees bi jël na leen jox leen ay poste est-ce que du loolu tëj seen gémmiñ. mën naa am loolu moo tëj seen gémmiñ waaye dama ne la ñun tamit duñu nangu kër goo xam ne ñu ne doxul ñu fi defal ay contrat am na mag ñoo xam ne tey retraité nañ ñu leen defal contrat di leen fay pile 1 million et quelques poussières di leen bàyyi si biir kër gi te ay jeunes yoo xam ne tey maîtriser nañ raay bi nekk fii kaw li ba pare toog di xaar yaa ma dégg am ñoo xam ne tey seen contrat jeex nañ ñu intégré ñu téye leen fii si ñoo leen CDI de mais dañ leen téye ñu continuer di liggéey te pourtant ñun ak ñoom ñoo yewoon ci benn si biir kër gi yaa ma dégg loolu lañ bëgg nag ñu xool nuñ ko saafara loolu lay xawoon drôle daa mel ni non loolu lay ndróol loolu lay ndróol. léegi lan mooy kàddu gu mujj lan da ngeen di xeex wala toujours da ngeen di tàllal loxo. non ñun duñu xeex parce que ñun suñu alal moom mooy chemin de fer du Sénégal moom ñoom lañ bëgg moom lañ xam moom lañ mën. seen droit ak seen acte bu ñu ko nangoo xanaa da ngeen xeex pour jëlaat ko. non du question xeex dañuy ñaan autorité yi rawatina président de la république moom mi xam ne defaraat kër gi moo tax ñu jox ko kër gi moom dafa ne dafa bëgg relancer waa chemin de fer kon nag ñoo ngi koy tàllalaat loxo doomu réew mi xam ne dañoo sonn xeexaloon ko démb ak barki démb ba mu jotaat ci kër gi nañu woo intégré ñu parce que ñun loolu rek lañ ko desal fépp fu mu ñu woo ñoom fekk nañ ko fa taxaw nañ ko biir taxaw nañ ko guddi comme nag jotaat nga kër gi na investir ci kër gi parce que raay bi yàqu na saxaar amu fi dara nekku fi kër gi tey boo fi duggee comme cimetière nañu relancer waat chemin de fer parce que réew yu bëri seen chemin de fer ñoo ko moom kon nag mbir mi dafa nekk loo xamante ni mbirum sénégalais yëpp la na si ñëpp taxaw ñun fu ñu nit mën a woowee rek jàppale ñu pour ñu jëlaat suñu poste rek ñun ñoo ngi lay taxaw di la déglu merci beaucoup wasalaam. asalaamaaleykum mbokku cheminots yi di wax tey li ñu fiy daje di nuyu patriote cheminots yi nga xamante ni nekkoon nag ñoom man la woon Birago Traoré nekkoon man ci voie bi di nuyu sama mbokku cheminots yi di wax tey li ñu fiy dajale. comme dañoo woote point de presse bi nag dañuy wax sujet bi ak li ko tax a jóg ak lan la li ko tax a jóg mooy ñun nekkoon nañ ci kër gi di liggéey ak avant Abbas Jaber bi Abbas Jaber ñëwee ñu privatiser kër gi ñu def GIE jox ñu ko Abbas Jaber ñu liggéey ko liggéey bu rafet mu dem ba reconnaître liggéey bi rafet nag ñii dama leen di téye defal leen contrat bi mu ñu defalee contrat nag ñu am 3 ans contrat successif te yoon dafa am lu mu wax ci 3 contrats successifs sans arrêt parce que ñun moom la ñu def ndax suñu premier contrat jeexut ndax dañ ne bu sa contrat bi jeexoon da ngay def recours taxaw def arrêt mais ñun amuñu arrêt boobu 3 ans successifs la kon li ci tegu mooy CDI ginnaaw boobu nag ñu ciy topp di daw ba sonn amoon nag ak benn syndicat majoritaire bi fi nekkoon ñi ànd ak moom di xeex ak moom état bi dem ba gis ni Abbas Jaber liggéeyatul dafa bëgg a nangu kër gi bi mu jëlee nag kër gi nag léegi nag am na ñoo xamante ne ànd woon nag état muy ñun ñii toog woote tey conférence de presse bu ñu ñëwee
ñun ni bu ñu nangoo kër gi Abdou Ndéné Sall ne bu dootuñu toog dañuy continuer ndax état moo soxla këram te du ko bëgg a jël ñun ñu ànd ak moom ci loolu. Aba Jaber nag avec complicité ak beneen syndicaliste xaat ñu def 2 groupes jël ñii bàyyi ñi mu jëlul nag mooy ñi ànd woon ak état bi ñun nag ñi ngi ñaan état bi reconduiraat ñu ci biir kër gi ndax ginnaaw yàlla moom ñoom la ñu àndaloon ba ñu nangu kër gi teg ko ci loxoy ministre bi Abdou Ndéné Sall kon ñun plateforme terre bi ñuy wax sax ñun am nañ ci rôle bu rëy bu ñu joué muy terre bi parce que ñun avant terre bi ñu doon xeex ba état jël kër gi kon état mi nga xamante ni moom la ñu àndaloon war nañu mën a jàppale di laay war a suuri ndax am na ñoo xamante ni suñuy mag lañu suñuy grand frère lañu ñu ngi bëgg a âgé te bu ñu âgé bu ñu leen jëlee dugalaat leen ci kër gi lañ fay liggéey du bari ay 3 ans 4 ans 5 ans moo leen dese kon ñooñu lan la ñu bénéficié ci chemin de fer te yàgg nañoo xeex ci chemin de fer kon nañ leen dimbali intégré leen ñun balaa bëy yooyu mbuus parce que am na ñoo xamante ni déjà âgé nañu ñii ci des as néew ay booy lañu li leen dese xaw na bari xawul bari kon bu ñu toogaat di xaar plus de 7 ans kon xaar bi yàgg na kon nag ñun ñaan état mu dimbali ñu delloowaat ñu ci kër gi ak Thiès kenn ko xam ne ville ferroviaire la ville cheminot la Thiès mënul dox sans chemin de fer ndax kër goo dugg am na cheminot wala am nga mbokk cheminot wala am nga nijaay cheminot wala jabaat cheminot kon kër gi ni ñu ko reyee képp kuy patriote di Thiès waa chemin de fer ni ñu ko reyee neexu la d'accord ci kon ñu ngi ñaan état mu dimbali ñu intégré ñu te xool kër gi non seulement sax ñi dëkk en activité ñi nekk ci biir kër gi sax ñoo gën a sonn ñi nekk ci biti parce que balaa ñuy fayeeku sonn nañu lool liggéey bi tax koo demee noonu kon donc ñu ngi ñaan état mu dimbali ñu reconduiraat ñu te gestu chemin de fer ndax patrimoine historique la waaw patrimoine historique la ah ñun bokk ñu ngi ñaan état mu jàppale ñu dimbali Thiessois yi parce que Thiessois yi amuñu dul chemin de fer parce que ville ferroviaire la te état moo fi waxoon ne emploi des jeunes kon emploi boobu dañ ko war a dëggal dimbali jeunes yi aussi tamit ñu am ci lu ñu jàpp ndax Thiès bëri na chômage à cause de chemin de fer ñaata nit ñoo doon jariñu ci chemin de fer waxuma la dara sax mais doon liggéey temporairement ci chemin de fer di ci jariñu ay journaliers di ci gis seen bopp kon buñ ko jëlee suqali ko war nañu mën a am lu ñu teg ci loxo Thiessois yi te am loo xamante ni teg nañ ko ci loxo patriotes yi nga xamante ni sont des cheminots fiers être cheminots merci wasalaam. salaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu man Mika laa tudd Sow laa sant ancien cheminot chemin de fer boo woon man lu ma ci wax rek mooy combat bi bu ñu ko doon tàmbali boobu dafa fekkoon docteur Ndiaye mii nekkul woon docteur kese la woon mais mu ngi doon jàpp ci combat bi bu baax mais bu mu doonee ministre ba léegi kenn gisu ko gisuñu ko ba léegi ñoom Abdou Mbow ñoom Hélène Tine ñoom ñëpp dañ doon ñëw parce que am na benn année boo xam ne ni sax defoon nañu benn tour quoi ñoom Hélène Tine ñoom secrétaire général yu mel ni Mamay Tunkara ñu dem ci ba ci àll ba ñu ne dañuy xool affaire bi mais bu ñu ñëwaatee tamit toogaan na ñoom mais problème bi yëpp li ko indi mooy ñun dañu sacrifier waxtaan wax dëgg ci la quoi dañu sacrifier quoi parce que kan moo ñu sacrifier mooy syndicat bu fi nekkoon moo ñu sacrifier dañu ànd ak ñoom xeex mais bu ñu demee bay jël ñu jël ñeneen ñi bàyyi ñun le 30 décembre la ñu jël wala lii la ñu jël mais boobu ba léegi ñu ngi toog di xaar mais toog di xaar bi nag dafa am fu muy yem quoi ak toog di xaar bi tamit dafa am fu mu war a kii quoi parce que ñun nag vraiment ay père de famille lañu sonn nañu loolu macha allah boobaa nag dañu bëgg benn affaire soit état bi soit la président de la république moom la ñu tàllal loxo dañu jàppale ñu xam ay borom njaboot lañu mais affaire bi nag dafa am fu muy yem parce que nag ñun ay borom kër lañu te ay citoyens sénégalais lañu vraiment bëggoon nañu tamit président ci boppam mu gëstuñu bu baax a baax affaire bi nag fu mu toll nii négociation bi moom mun naa wax jeex na fu mu ne lu fi des mooy action moo ci des xeex ba jot ci sa droit fu mu ne nii xeex ba jot sa droit moo ci des parce que fu mu ne nii def nañu lu ne Abdou Ndéné Sall jour bu ñu war a arrêté dafa tombé ak lundi vendredi astafurlah mais jour boobu jeudi boobu secrétaire général bi ak ñun suñu gars yi ànd ak ñoom
dem toog ak Abdou Ndéné Sall bu ñu demee toog ak Abdou Ndéné Sall nee na leen yéen du ngeen arrêté ñun ay état lañu ñun suñu waxee ñun ay état lañu suñu waxee kon donc da ngeen war a gëm suñu kaddu fii kenn dootu fi arrêté fii kenn dootu fi arrêté bu ko defee nag Abdou Ndéné Sall ci boppam moom boobu jamono boobu moom moo nekkoon ministre de ferroviaire moom fi nekkoon ministre de ferroviaire n'est-ce pas secrétaire général Mame Mbaye Tounkara man damay cité damay wax ñu ànd ak moom man dem woo mais am na suñu benn délégué bu àndoon ak ñoom benn surveillance benn ci diif ñu dem ànd ak moom benn hôtel bu nekk Dakar ñu toog moom Abdou Ndéné Sall ci boppam moo ne ñun ñooy état